nag waa Touba xam nañ ko moom ndax bi mu demee foofu am na lu bëri loo xam ne liggéey na ko fa ci ndaw ñi beneen pàcc bi itam nga waxtaanee ko ba tey muy taxawaayu ndaw yi waaye itam ni ñu fas yéenee war a sóoboo xeex bi jëmale ko ci mbas mi ñu dig la daje altine incha allah. jërëjëf Fatou. mu ngi noonu professeur Lamane Mbaye saa yu ñu accès ci moom duñu doyal tey nag dañuy jéggalu ndax waxtu wi dañoo xot dañoo tàmbali en retard moo tax ñu am tuuti lajji ci waxtu wi lu ci mën a am moom altine ci kattan yàlla dinañ jàkkaarloo ak moom ci kër gi la bokk saa yu ñu amee ay mbir daf ñuy comprendre léegi-léegi dañuy dem RFM fàttali sunu gan ci ñaareelu pàcc bi moom mooy Abdou Malick Bousso bokk ci bureau exécutif national du forum civil daanu amal itam jàngat ak Lamine Sy bi rédacteur en chef bu RTFM ci situation bi am foofu ca diwaanu Mali rendez-vous à 8h pour la deuxième partie d'Info du matin restez en compagnie des programmes de la télévision Futur Média bon début de semaine et très bonne journée. fajkat yi gàcc ngaalaama ñu ngi ci liggéey bu rafet ndeysaan ba nga xam ne léegi nag population yi dëgg la bi mbas bi tàmbali tiitoon nañ ci lool nga xam ne nit ñi jégal nañu seen matukaay yëpp pour moytu feebar bi ñu demee nag boo génn ci confinement bi c'est vrai que am na relâchement bu metti ba nga xam ne tiitaloon na nit ñi loolu ci gannaaw gi ministère de l'intérieur ci ndogalu président de la république jëloon na ci ay mesures yaakaar naa ne foofu la ñu toll gis nañ ne nit ñaa ngi jël seen mesure de distanciation yi ñi ngi sol masque yi mais dafa mel ni daal que dañ koy sol ngir ragal policier bi wala ragal gendarme bi je pense que nag sensibilisation bi xëy na foofu la gën a wala jublu nit ñi gëm ne que feebar baa ngi fii ñu moytu ko muy teewaayu gendarme wala muy policier wala muy ñàkk teewaay bi ñu fexe daal boo moytu feebar bi ñu moytu ko seen bopp gëm ne feebar baa ngi fi loolu daal mooy ci sama gis-gis li ci sax nga bàyyi ko spécialiste yi. léegi est-ce que engagement communautaire bi ci wàllu boobu mën na cee indi dara. bu baax a baax parce que comme ni ko docteur yi di faral di ko waxee ñoom seen liggéey ñu ngi koy def ñoom ñu ngi faj maladie bu ñu ñëwee ñu faj leen mais maladie bi li koy gën a jëlee ci àddina bi ci réew mi mooy communauté bi ci boppam gëm ko vraiment taxaw ci bu ñu nekkee seen i biir ñu fexe boo di yeddante sax bu fekkee yaa ngi koo xam ne solul boo duggee ci car rapide nga nekk ak koo xam ne solul maskam nga wax chauffeur bi mu wax ko mu sol maskam boo leen nekkee ci réunion man damay nekk samay personnel di liggéey ci biir bureau bi bu ñu solul seen masque ba la ñu sol seen masque donc feebar bi xëy na nit ki da ciy aar boppam mais bu ciy aar boppam mi ngi aarale ñeneen ñi donc dafa nekk lu nga xam ne du rek taxawaayu nguur gi du rek taxawaayu personnel de santé bi taxawaayu communauté bi la. am na loo xam ni seetlu nañ ko ci wàllu paj mi lu ñuy wax traitement à domicile maanaam nit ki yor yi fii ñu faj ko ca këram mu toog fa loolu itam looy bàyyi xel la est-ce que ci corona gi ak ci Sénégal ak melokaanu dëkkuwaay yeeg melokaanu nit ñi lu wóor la. bon loolu am na lu ma ci dégg ñun dañuy liggéey ci wàllu soin hospitalisation à domicile parce que boo déggee ne hôpitaux yi tout le temps dafa yéen ñëpp je pense que dund nañu loolu chaque fois dañuy dem ci hôpitaux yi ñu ne hôpitaux yi dafa fees amuñu place etc boo déggee loolu aussi da ngay jël ay matukaay yuy tax bu maladie demee ci hôpitaux yi ñu mën fa am ay place je pense que loolu ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax man ñu ma nekkee directeur des hôpitaux ñu ngi ci doon liggéey ci wàllu SAMU da ngay dem ci hôpital bu nga xam ne xëy na day am sax lal mais ñi nekk ci service des urgences du ñu xam ne am na lal bu nekk ci biir ñu ne donc ñu recenser lal yi di ko jottali waa SAMU nga xam ne bu boobaa bu urgence amee malade bi day woo SAMU dina am cartographie wu lal yëpp ci biir hôpitaux yi mu xam fu muy jóbloo malade bi donc loolu bokk na ci li ñuy def pour gën a yaatalal place yi ci maladie am na ci yeneen aussi yeneen taxawaay mooy yi ñuy wooye alternative à l'hospitalisation classique mooy nga ñëw ñu consulter la hospitaliser nga nekk ci biir hôpital bi mais loolu du toujours
la am njëriñ parce que da ngay xool malade bu nga xam ne par exemple opéré nañ ko ba pare defal nañ ko analyse de laboratoire defal ko radiologie opéré ko bu dara desul lu nga xam ne dañuy faj rek góom biñ ko opéré je pense que mun na génn bàyyi malade bàyyi lal bi keneen comme ça moom ñu suivre ko au domicile loolu mooy indi hospitalisation à domicile boo gisee tamit malade bu am pied diabétique bon pied diabétique xëy na c'est sérieux mais je pense que aajowul malade bi tous les matins muy déplacé wu di dem lu fu mel ni hôpital Abass Ndao mun nañ ko fekk këram di ko def ay soins am na aussi ay malades yu nekk neurologie nga xam ne dañuy def AVC malade bu def AVC ba pare buñ ko xamee seet lever urgence ba pare dañ koy génnee mais moom xëy na sa vie n'est nit ñi dañoo jàpp ni saa yu nit tollee ci wenn melokaan wi mu dem l'hôpital ñu ne nañ ko yóbbu kër ga dañuy jàpp ni médecin yi dañu bëgg a wax njaboot gi ne kii mënatuñ ci moom dara est-ce que noonu la demee. non demeewul noonu parce que bu fekkee malade bi par exemple dafa nekk personnes âgées wala moo def ay soins palliatifs bu boobaa mais boo ko yóbbu hôpital sax duñ ko fa téye parce que dafay occuper laal bu nga xam ne dafay aaju faj bu yàgg donc malade boobu ça veut pas dire que dañu amatul espoir ci moom donc mun nañ ko faj boobu mun nañ ko continuer ci dëkkuwaayam mais sous certaines conditions parce que loolu aussi tekkiwul rek ne dañuy bàyyi rek ku xëy rek yóbbu jël fekk malade ci këram jël ko hospitaliser ko dañ koy organiser ba nga xam ne parce que ministère de la santé moom mooy joxe autorisation yi daf koy organiser ba nga xam ne hôpital moom mooy continuer liggéeyam ci dëkkuwaay bi nga xam ne lépp lu ñuy def parce que hospitalisation à domicile dafa wuute ak li ñuy wax soins à domicile da ngay ñëw allo nga fekk malade bi këram consulter ko wala nga defal ko ay soins mais hospitalisation à domicile dafay nekk lu nga xam ne ci autorité wu hôpital bi lay nekk hôpital bi moom mooy hospitaliser malade bi ci biir hôpital bi bu demee ba nga xam ne malade bi xëy na faj bi mun nañ ko mottali ci kër gi mu soog ko demande léegi nag ci biir feebaru mbas bi am na ci ñu jot nañ ci wax ni que xëy na Sénégal bon peut-être que dëkkuwaay yi adapté wul pour def hospitalisation à domicile parce que xëy na boo ñëwee ci yenn kër yi da ngay gis benn néeg moo xam ne wala ñaari néeg nga xam ne ñëpp ko bokk xëy na foofu dina jafe risque yi dana am ay risque mais de la même façon boo ñëwee ci kër jàmbur également nga am gan nit ñi am na nu nga xam ne dinañ fexe boo dalal gan bi ba nga xam ne dinañ ko may mu am fu muy nekkee ak war kër gi c'est la même façon. mais est-ce que contexte yu mel nii lu ni mel ay mbirum hospitalisation à domicile lu indi confusion ci bopp ñenn ñi ndax ci dégg-dégg rek tam ñu yaakaar ne hospitalisation à domicile bu fekkee ne option boobu la ñenn ñi jël jarul ñuy dem à l'hôpital. du benn kii de ci xam nga hospitalisation à domicile dañ ko def uniquement pour hospitalisation yoo xam ne amul pertinence c'est pour que hôpitaux yi ñu mun ko yaatalal ñi nga xam ne ñoo ko soxla tigi. waaye nag loolu mandarga la ci ne manqué yi bëri na ci l'hôpital yi ginnaaw sa xam-xam ci loolu la màcc buñ demee ba ni nañuy faj nit ñi seen kër lal yi doyul moo lay wan ni problème am na. déedéet jotewul dara je pense que manqué yi jotewul dara ak c'est vrai que manqué am na loolu moom dinañ ci ñëwaat mais manqué jotewul dara ak hospitalisation à domicile dafa mel hospitalisation de jour am na hospitalisation de nuit am na boo demee am psychiatrie ay malades yu nga xam ne xëy na seen feebar demewul noonu dañuy dem liggéey ci bëccëg bi bu guddee ñu dem hôpital ñu hospitaliser leen bu bëccëgee ñu dellu seen liggéey donc dafa am ñu nga xam ne dañ leen ko jagleel nga xam ne sax loolu mooy tax sax seen faj gën a gaaw boo gisee pied diabétique bi ma la wax. xanaa mooy ñiy dem di jël ay perfusion ñibbiwaat ak ñoom. par exemple. exemple boobu mun nañ ko joxe yow sa bopp boo amee un palu mais mun nga ne man dama am palu dañ ma war a perfuser mais bugguma dem tëdd hôpital ñu may perfuser pour faj sama palu. léegi gën xayma ngay def ci melokaanu l'hôpital yeeg li askan weeg syndicat yeeg fajkat yi di jàmbat ci ne l'hôpitalu Sénégal yi daanaka jagul. waaw loolu nag beneen waxtaan la c'est vrai que hôpitaux yi am na ay jafe-jafe
c'est vrai que mbas bi aussi dafa xëy na si yenn dafa ñëw dal ci kaw dëkk àddina bi nga xam ne benn secteur mucc ci rawatina secteur santé am na secteur yi nga xam ne nag xëy na liggéey bi dafa sooxe boo jëlee secteur du tourisme boo jëlee yeneen secteur commerce yi mais ci wàllu hôpitaux yi dafa ñëw xëy na wone doole hôpitaux yi limitu hôpitaux yi je pense que jàngat boobu la ci nit ñi am ba nga xam ne xëy na sax Sénégal bokkul ci dëkk yi nga xam ne ñoom la seen système de santé gën a néew ci àddina Sénégal effectivement bokk ni ci Sénégal ci système de santé yi nga xam ne en Afrique yu ñu gën a ràññee ci seen taxawaay balaa nga ci xam dara nga dem ci hôpitaux yi da nga koy gis malade yu bari yu jóge bitim réew di ñëw di faju Sénégal dafay yóbbu sama xel ci ku mel ni professeur Pierre Ndiaye boo doon dem ci consultation da ngay fekk ay xeetu mauritanien ay xeetu malien ñoom ñëpp dama koy tudd nii rek pour rendre ko hommage parce que dafa nekk nga xam ne dafa dox rôle bu am solo ci biir hôpitaux yi di ko rendre hommage di ko ñaanal yàlla xare ko àjjanaam léegi nag njàngat boobu dafa indi liggéey bu am solo bu ñu war a def ci hôpitaux yi je pense que fu nekk nii li ñuy xaar ci hôpitaux yi mooy relever plateau technique yi. loolu dañ koo dégg ba nga xam ni fi mu toll nii moom boo ko déggee sax day dugg ci nopp bi génn ca beneen ba. voilà loolu je pense que loolu moo tax ñu toll fu nga xam ne nag c'est l'occasion ou jamais pour défi boobu ñu relever ko et je pense que également ministère mi ngi ciy liggéey ñu def un plan d'investissement gis nañu ne temps yi bon ministre bi mi ngi lever ay urgence par exemple hôpital bu Matam ñu ngi koy jagleel benn scanner boo xam ne dina ko jot ci fan yi je pense que loolu dañ ko ci encouragé di ci féliciter ministre bi mais li ñuy xaar ci dëgg-dëgg mooy li nga wax léegi hôpitaux yi dafa am ay niveau dafa am hôpitaux de niveau 1 am hôpitaux de niveau 2 am hôpitaux de niveau 3 am ay centre de santé hôpital bu ci nekk dafa am lu ñu la sas dafa am mission buñ la dénk boo déggee ne hôpitaux yi dañuy am jafe-jafe ji foofu la dekk c'est-à-dire hôpital bu nekk ñu fexe ba nga xam ne mission bi la état bi sant nga jouer ko pleinement boo jëlee hôpital de niveau dafa am lu mu war a am ci plateau technique dafa am lu mu war a am ci personnel dafa am lu mu war a am ci matériel. mais est-ce que ça ne pose pas aussi problème malgré niveau yi ngay wax hôpitaux ay hôpitaux yi nga xamante ne seeni service matewul. waaw loolu laa lay wax des services qui ne fonctionnent même pas. c'est ce que je dis c'est-à-dire que maintenant il faut faire l'évaluation des structures de santé xool hôpital bu nekk lan mooy mission boobu tant que joué wu ko pleinement toujours dafay am ay jafe-jafe hôpital de niveau 1 am na lu ñu ko jagleel hôpital de niveau 2 bu ci nekk hôpital de niveau 3 muy hôpitaux régionaux yi muy hôpitaux nationaux yi yu mel ni Dantec ak hôpital principal bu ci nekk ñu xool mission lan mooy sa mission su fekkee ci wàllu plateau technique la ñu fexe ba plateau technique boobu ñu prévoir ko ci plan d'investissement bi fexe ba hôpitaux yi nekk dox ci anam ci. mën nañ joxe misaal hôpital Dalal Jàmm fi ndi woon coow fan yi ak président conseil d'administration ba démissionné woon ndax la njiitu réew mi bëgg ñu tabax fa ay services yoo xam ni moom dafa jàpp ni du li ëpp solo ci l'hôpital bi fi ñu toll ndax ni Georges waxee sànq hôpital boobu di Dalal Jàmm am na service yu doxagul est-ce que loolu tam aw doxalin wu gën la. bon c'est vrai que hôpital Dalal Jàmm li ñu ci war a wax je pense que jot nañ ci wax lu bari. hôpital Dalal Jàmm defuñu ko woon pour di fa def ay greffe de moelle wala ay fécondation in vitro c'est vrai que fécondation in vitro greffe de la moelle nécessité la am na njëriñ parce que am na ñu ko soxla am na ay couple yi nga xam ne loolu moom la ñu mooy seen pexe. Tout à fait mais loolu du woon mission hôpital Dalal Jàmm c'est vrai que ki ko doon def loolu mission hôpital Dantec la woon hôpital Dantec dañu newoon amoon na temps dañu newoon dañ koy tëj ñu dem ba finalement Macky Sall jóge vraiment nangu
pour que hôpital boobu ñu suqali ko ci la ñu jàppoon pour def hôpital de Le Dantec hôpital de niveau 4 parce que hôpital de niveau 4 amagul Sénégal dañuy jàpp ne maladies yu bari surtout ñi nga xam ne dañuy am ay moyens les malades qui sont riches ñu ci bari dañuy dem faju ji bitim réew fu mel ni Maroc fu mel ni France Tunisie ñu ne mais pourtant ñooñu di liggéey ñooñu ñuy seeti ji bitim réew pour ñu faj ñooñu fii lañ leen formé hôpital Le Dantec moo doon école de médecine en Afrique soo jëlee cadre yu bari yu nekkoon en Afrique occidentale hôpital Le Dantec lañ leen formé ñu ne kon hôpital Le Dantec nañ ko suqaliwaat def ko un hôpital de niveau 4 spécialité yi nga xam ne ñoo gën a pointu muy greffe de la moelle ak yeneen ak yeneen ñu koy defee foofu hôpital Dalal Jàmm ñu def ko hôpital de niveau 3 ba tax ne population yi doon jóge banlieue di dem ba hôpital de Dantec ñu fixé leen au niveau de la banlieue n'est-ce pas donc loolu moo taxoon ñu prévoir spécialité bu mel ni FIV ak greffe de la moelle c'est vrai que ki ko doon def Dantec dañ ko affecté hôpital Dalal Jàmm mais affecté ko hôpital Dalal Jàmm tekkiwul ne que hôpital Dalal Jàmm moo war a def loolu n'est-ce pas hôpital Dalal Jàmm dafa am mission bu ñu ko jagleel ba pare je pense que loolu bokk na d'ailleurs ci li tax. kon ànd nga ak professeur Papa Touré ci xalaatam boobu ba tax mu tekki ndombal tànkam ci conseil d'administration bi mu doon jiite foofa. bon man sama rôle peut-être du ànd ci ak li professeur Papa Touré def wala li mu def dama ko koy nangul parce que professeur Papa Touré bu ñu ko fàttee professeur Papa Touré moom moo xalaat hôpital Dalal Jàmm moom moo ko conceptualiser moom moo ko concevoir ni professeur Idrissa Pouye xalaatee hôpital Grand Yoff CTO ba ñu dem ba tuddee ko tey noonu la professeur Papa Touré xalaatee donc boo gisee ñu dem ko boo def ko président conseil d'administration je pense que loolu donc bu demee ba tey loolu metti ko ba mu démissionné je pense que loolu dañ ko koy nangul. ba pare respecté ko ci. jërëjëf yow yaay président conseil d'administration hôpital Pikine Bakan Thiaroye ba léegi. hôpital national psychiatrique bu Thiaroye. ah d'accord bu mbaaw ba. bu mbaaw ba la. ma ngoog jërëjëf Saliou Diallo jiite nga l'hôpital yu bëri Sénégal Fann Dantec Ziguinchor Kaolack ak ñoom seen nekkoon nga itam directeur des établissements publics ca ministère de la santé jaajëf ci waxtaan bi jërëjëf Georges Déthié Diop jaa ngeen jëf mbokk yi.